benn waxtu ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu njoloor gi dina bokk ci la ñu waxtaane la xew ca diwaanu Kër Mbay Fall ak soxna si nga xamante ne rek mooy wuyoo ci kuuru Kumba Kan moom la ñu teg loxo ñu def li ne mel nag xamaguñ leen xamuñu tamit li nga xam ne rek moo leen tax a jóg kooke nag am lu toll ci fanweeri at ak juróom-benn am tamit ñeenti bant ba jamono ji ñuy wax ak yéen kenn xamagul ci lan la nekk li ñu mën a jàpp rek moom jot na woo borom këram xamal que ne daal am na ñu ko teg loxo. laata muy sàkku ci moom rek mu taxawu seen doom yi nga xam ne jamono ji bàyyi na ko gannaaw ñi nga xam ne rek ñooy gendarmerie nationale ubbi nañ ci ab enquête ngir xam ana lan la mbir moomee wundu dinañ wax la métti mbilu koom rawatina njënd ak njaay ak kuréel bi ñuy duppee Unacois Jàppo ñoom nag li leen tiital jamono ji li ñu ne rek nguuru Sénégal am na yéen yokk li nga xam ne rek mooy impôt yi daan bàyyeekoo ci bénéfice yi téeméer boo jël ñu nar ci yokk fukk ak ñaar waaye Unacois Jàppo nag boo moyul dina tax rek njëg yi ñu nemeeku fii ci Sénégal yokk ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat li ni mel leneen lu ñuy waxtaanu tamit aju ci wàllu koom ak xaalis bu bees bi ñuy duppee ECO loolu nag mel na ni dëkk yi nga xam ne rek ñoo bootu ci zone monétaire ouest africaine dañ leen di daal li ñu mel d'accorduñ ci gannaaw bu ñu naawloo doxalin bi nga xam ne njiitu wala sax président Emmanuel Macron amal na ko moom ak Alassane Ouattara di président du Côte d'Ivoire nee na nag faw ñu toogaat saytu bu baax a baax lépp lu aju ci wàllu koppar boobu ba tax rek rédaction bu télévision Futur Média jox na kàddu gi ñi nga xam ne rek ñoom seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu politique ñu saytu li ni mel dinañ wax tamit ci njàng meek njàngale mi dem ba ca diwaanu Ndar fekki ndongo yi nga xam ne ñoo ngi ca université Gaston Berger ñoom nag dañu rek décréter lu toll ci juróomi fan yoo xam ne dinañ dem ci restaurant yi bu ko defee ñu xewlu te duñu fay dara loolu nag da leen may rek ñu ñaxtu li nga xam ne boobaak léegi dañu sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat seen nekkin lépp aju ci ni ñu lekkee ak itam li nga xam ne rek cet ba ñu nemeeku ci boobule diwaan mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës ngeen taaxirlu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi daal leen ak jàmm ci xibaar yi ñoo door rek lakk bu métti bu ñu nameeku tey ci suba foofee ca Parcelles Assainies unité 13 benn garage rek mécanique moo fa jàpp ñu nemeeku woon fa yàqu-yàqu yu bëri nag ñu ne jafe woon na ñu dakkal boobu la safara laata li nga xam ne rek waaye sapeur pompier ñoo fa ñëwoon rek ngir wallu ñi nga xam ne ñooy askan wa ñu ne nag jamono ji jot nañ fa yëngu-yëngu bay amal ab dal ci boobule safara. leneen lu ñuy waxtaane rek bokk ci li ñuy yëkkati woon léegi aju ci soxna si ñuy duppee Kumba Kan te aju àllarba ak léegi nag kenn tegu ko gët ñu ne nag jamono ji ñuy wax ak yéen xamuñu fan la dugg ak itam ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ana lan moo leen sóob wala sax seen taxawaay ba tax na rek ñi nga xam ne ay mbokkam jamono ji ànd na ak njàqare ñoom nag jot nañ yóbbu plainte foofee sa gendarmerie nationale su ko defee rek ñu mun ci ubbi ab enquête leeral boobule mbir leneen li ci mën a jàpp rek mooy soxna soosu jot na wax ak borom këram sàkku ci moom tamit mu taxawu xale yi laata mu koy xamal ne rek dafa am ñu ko teg loxo ci boobule diwaan. ñu del si wax ci lu aju ci mbiru koom ak taxawaay bi nga xam ne Unacois Jàppo am nañ ko gannaaw dogal bi nga xam ne rek mu bàyyeekoo ci nguuru Sénégal ñu fas yéene yokk ci bénéfice yi ci impôt yi rek lu toll ci téeméer boo jël rek fukk ak ñaar ñoom nag ñuy ragal ne boo moyul dina tax njëg yi yokku ba tax ñu rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat loolu nga xam ne dañu jàpp ne rek décision bu bàyyeekoo ci kuréel bi ñuy duppee Zaleka la ki nga xam ne mooy Ousmane Ndiaye secrétaire permanent bu kuréel boobu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. mesure la boo xam ne mesure bu jaaxal nit ñi la parce que du yokk la lu fi nekkoon la 3% la woon ñu ko doonoon à compte de l'impôt sur le bénéfice 3% ya mu doonoon gàllankoon ci importation bi déjà ñu ngi doon fexe nu pour waxtaan ko 3% yooyu jóg pareeguñu ci loolu ñu ne yokk nañ 3 yi léegi dootul 3 12% la loolu kay moom mooy indi jiixi jaaxa rek parce que bu fekkee ne appliqué nañ ko daanaka mooy prix yëpp nañ leen multiplier par 2 waaw su fekkee ne nag ceeb dëwlin
ak la cee aju ak mbooleem prix dañ ko fas yéene yokk fii ci réew mi loolu mooy rendre les relations difficiles entre commerçants ak consommateurs moo tax président moom dañu ci jox ay jéego jokkoo ci ak autorités yi sos waxtaan woo xam ne danañ leen démontrer ne mesure bi njariñ lañ ko daan liñ ciy xaar la muy yàq moo ëpp. ñu wax ci leneen rawatina lu laale ñi nga xam ne rek ñoom looy ONAS lool nag jour tax na rek ci yenn sànc yi nga xam ne rek mu jege marché yi tax na ci ba ñenn ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci marchand ambulant foofee ca diwaanu Saloum ñoom nag ñaawlu nañ li nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci boobu la liggéey ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi rawatina maire yi ñu def kem kàttan ngir fexe rek ba seen nekkin mucc ayib dañuy teewlu kenn ci ñoom Oumar Thiam lay wuyoo ci micro Ibrahima Diame. ndaje bi lu ko waral rek ndaje bu jàmm la pour woote woon di waxtaan ci li nga xam ne mooy problème bi nga xam ne marché central bu Kaolack am nañ ko muy problème mu ONAS bi nga xam ne moom moo indi problème bi ñu nekk li yëpp ak ambulant yi nga xam ne ñoom ñëpp jógee nañ ci région yu nekk ci sous région bi yëpp ñëw coupé marché bi lal fii ci kaw tali bi kenn mënta dugg kenn mënta génn ONAS li mu doon liggéey ba mu dajee tali bi ba pare dugal ay tuyam mu bàyyi fi gravois bi bàyyi fi tuyau PEXM yi suuf si muy dugg suñ biir place yi poussière bi mënatuñoo lekk lu set mënatuñoo naan lu set loolu nekk loo xam ne lu ñuy jaaxal trop la te mu ngi sooxeel économie bi nga xam ne mooy économie marché central bu Kaolack te kenn ku ne xam ne ne marché central bu Kaolack bokk na ci li nga xam ne moom mooy puuma Kaolack moo yore budget bi kon ñun bëgg nañ dëgg-dëgg ne yàlla di wax mairie bu Kaolack di wax madame la maire ne ko mu ñëw dimbali ñu ci marché bi nga xam ne lépp loo xam ne mooy budget fi da koy jëlee moo taxoon ñu dajee fii tey di waxtaan mu ñëw dimbali ñu mooy mu ñëw jëlee fii ñi nga xam ne ñoom ñooy lal ci kaw tali bi ñi baare tali bi ubbi marché bi am accès oto yi doon jàll di jàll clients yi nga xam ne ñu ngi doon ñëw di ñëw fu mu ne nii kenn ñëwatul passé fii jàll fi ñu waxee ci wàllu koom ak koppar wala turu koppar bi nga xam ne rek moom la ñu façon yéene taxawal ngir Afrique wala réew yi nga xam ne ñoo bokk ci zone monétaire ouest africaine loolu nag mel na ni foog ñu xaarandi ndax gannaaw taxawaay bi nga xam ne président France Emmanuel Macron ak njiitu réew bu Côte d'Ivoire amoon nañ ci rek ngir ñu taxaw ci ni mu gën a gaawee loolu nag mel na ni am na ci ay njiitu réew yu ci dellu gannaaw jaarale ko ci ab communiqué ñu ne nag faw ñu toog saytuwaat loole bu baax a baax ku ko defee rek ku ci nekk nga mën ci gis sa bopp ba tax na rek waa rédaction télévision Futurs Médias jox nañ kàddu gi kenn koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu économie di Ndongo Samba Sylla mu jàngatal ñu li nga xam ne rek moo wundu boobule ECHO Alassane Ba ak Pape Sangone Mbaye tase nañu ak moom. bu fekkente ni am na ñenn ñi nga xamante ni communiqué bu bàyyeekoo ci GEMOA bett na leen du kii nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom. parce que CEDEAO mooy fukk ak juróomi dëkk yi nekk ci Afrique de l'Ouest dañoo amoon seen projet am seen xaalisu bopp ñoom ñu d'accord woon tuddee ko ECHO donc ECHO bi ñoo ko moomal seen bopp léegi nag juróom-ñetti dëkk yi utiliser CFA ñoom ñoo ñëwoon. président Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire ak Emmanuel Macron bu France ñëw tëb rek 21 décembre bu lay passé ñëw ne ñoom CFA dañ koy tuddeewaat ECHO. jàpp na ni UEMOA dafa bëgg a teg projet ECHO am ak ni nga xamante ni noonu la ko fas yéene yore li ni mel nag andi xaajaloo bu leer nañ mu nekk li nga xamante ni nemmeeku na ko mu yokk ci itam ne lu jëm ci wàllum méthodologie yi ñu samp lu jëm ci wàllum convergence jàpp na ni moom Ndongo Samba Sylla nekk na ni. li nga xamante ni dafay néewal doole sàkkuteef bi ñu am ñoom ñëpp ngir dem ci benn monnaie. ñoom méthode bi ñu employé pour dem ci ñoom dañ ko copier ci zone euro te loolu mënut a àgg parce que nga gis ne ay dëkk yu bëri comme par exemple ay Cap-Vert ak yooyu yëpp mu ñu remplir critères de convergence yi donc mun nañ toog 20 ans ñi nga xam ne ñi ngi fi nii ci africains yi kenn du remplir critères de convergence yi ça veut dire que monnaie bi nii approche bi elle est politique. ñoom suñu d'accord seen biir jubawuñ seen biir du ay critères techniques yi ngay indi moo tax ñu am ECHO bi. ci loolu nag muy sàkku ci nguur yi ñu fexe ba xoolaat ni ñuy doxalee. suñu bëggee am monnaie unique mooy ça veut dire que dañoo war a préparer pour ñun ñëpp ñu nekk benn sur le plan politique c'est-à-dire ñu am suñu benn gouvernement am suñu trésor comme États-Unis nu mu demee loolu suñ ko bëggul mooy na connecté sa monnaie nationale am na nu ñu mën a jàppalante mooy ñu am. li ñu woowee monnaie commune c'est-à-dire que waaw ñu am aussi ñu woowee système de paiement de règlement continental mooy ça dañuy commerce suñu biir sans jaar ci dollar sans jaar ci euro jaar suñu propre monnaie mën nañu am tamit benn fonds monétaire. pour moom mii nga xamante ni nag xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom jàpp na ni lii di critère de convergence yi nga xamante ni dañ ko jëlee ci modèle euro
nekk na li nga xam ni amul benn sens te ni mu gisee itam suñu réew yi di ci demee ci wàllum endettement nekk na li nga xamante ni pour ñu yegg si dana jafe lool. Alhassane Ba ñu dem ba ca diwaanu Ndar Géej rawatina fi nga xam ne mooy université Gaston Berger foofee nag ñu ne at ba mu commencé ak léegi gone yi wala sax étudiants yi décrété nañ lu toll ci 120 heures de journée sans ticket maanaam lu toll ci fukki fan ak ñaar yoo xamante ne rek daanaka kenn du fay boo bëggee xewlu ci restaurant yi waa CROUS nag di ñaawlu ni mel ndax nee na jural na leen loo xam ne rek manque à gagner bu ñu xayma ci fanweeri million ci suñu xaalis ba tax na rek ñu ne faw ñu dakkal li ni mel ndax bokk na ci li mën a gàllankoor seen këru liggéey boobu nag ñuy teewaay ba Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ñu teewal ci diwaan ba. de l'hygiène ñu koy amal ci université Gaston Berger bu Ndar daan nañ koy ubbi fii nag opération zéro déchet yi nga xamante ni war nañ ko amal ci yenn bërëb yi daan nañ ko fiy tàmbali directeur bu CROUS addu ci jafe-jafe yi nga xamante ni daañ koy am ci université bi bokk na ci wàllu journée sans ticket bi nga xamante ni ci weeru janvier bi ak léegi fukk ak ñaar ci ay fan xale yi ñu ngi koy lekk te fay nu ko muy nag loolee la bëgg mu dak ndaxte la mu leen di jural ci koppar dafa bare. fin bi boo xoolee ci on est le 14 tey le 14 mais ci 14 jours yooyu fukki fan ak ñaar pratiquement ngénte tubaab moo am ngénte tubaab mooy da ngay ñëw dugg ci restaurant bi doo fay alors que loolu mooy recette u CROUS xaalis boobu ñuy jël moom nañuy jël di ko investiraat ci biir campus bi di defar restaurant bi. directeur bu CROUS nag daan nay xamle ni lu jëm ci wàllu journée sans ticket yi jafe-jafe yu bare lay indili université yi bokk na ci dunduk étudiants yi mu koy nësaxal ci gis-gisam bu fekkee ne loolee dakkul yeneen i jafe-jafe étudiants yi mën nañ koy dund. ku tey jii bu dee étudiants yi dañuy décréter ay ngénte tubaab yi nga xam ne recette CROUS yi dafay wàcc donc ça veut dire que ñoom attaqué woon kenn seen bopp nañuy attaqué te ñu dañu am responsabilité pour que loolu ñu jug ci parce que duñu nangu tamit que benn étudiant feebar fii duñu am lu ñu ko fajee duñu nangu tamit ñu war a animer li nga xam ne mooy campus social bi nga xam ne boo demee jàng ba sonn ba am stress nga ñëw fii nga décompressé loolu mooy sunu rôle. nii nag la ñu ubbee quinzaine de l'hygiène et de l'entretien bu campus social bu université Gaston Berger bu Ndar étudiants yu bare nag daa cay teewee directeur bu CROUS ma ngay ñaax étudiants yi journée sans ticket yi ñu mën koo dakkal ndaxte ay téeméeri millions lay lekk ci budget bi at bu ne. Ousseynou Diop jël si fii ci Ndakaaru wax ci ndaje bi doxoon démb diggante kuréel boobu ñuy woowee G7 mu dëxëñ rek ay syndicats yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu njàng meek njàngale mi fii ci suñu réew ñu tase woon nag ak ministre de la fonction publique ngir ñu waxtaan ci ay poñ loole nag taxul nag waa G7 ne rek dañu dakkal seen grève fas nañu yéene sax amal ab doxub ñaxtu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci jamono jooju nag ministère fonction publique ñu ngi xamle ne ñu ngi def kem kattan ngir jàngalekat yooyu nekk ci ay conditions yu baax ndax atum 2015 ak 2019 nguuru Sénégal xaatim na lu toll ci ñeenti junniy acte ngi rombal liggéey bi jàngalekat yooyee Aminata Mbaare Sow teewoon na fandoon ceek Thierno Laurent Mendy. ab waxtaan la bu juróon yaakaar bu bëree waaye ci mujjantal ga diggante Mariama Sarr ak syndicat yi ngànk wàllu njàngale mi dara lu bees génn fa. bi ñëw fii pour rencontrer madame le ministre de la fonction publique nekk ñoon ci dynamique pour seet buñ ci génnee est-ce que plan d'action bi dañ koy wala déet loolu taxu ñoo ñëw fii dañoo ñëw pour waxtaan ak moom loolu benn point la benn point mooy plan d'action moom dañ koy maintenir mooy débrayage banque suñu loxo le 22 à partir de 10 heures le 23 une grève totale ba pare ñu def dox ñaxtu ba pare nag di xaar gouvernement bi vraiment ci protocole d'accord bi di xaar également président de la République également bu joxe ay instructions pour que accords yi ñu respecté ko. ñoom ñooñee di waa G6 di syndicat bi gën a représentatif ci wàllu njàng mi nee nañu plan d'action bi ñu nan na amal le 23 janvier dañ ko wéyal. loolu daal su amee jàmm la loolu su amul tamit yaakaar naa ñun suñu taxawaay dañ koy continuer. mu mel ni nag waxtaan bi dañ ko laloon rek ci fàttali seeni revendication ministre bi tamit daal di leen fàttali jéego yi gouvernement bu Sénégal di nekk di def. li fi des ci ay actes yoo xam ne dañ ko war a signer te mu war a jeex ci semaine bi war na toll ci 800 muy juróom-ñetti téeméer yoo xam ne dañ ko war a 866 juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn loolu nag soo ko déggee da nga naan loolu bari na mais soo xoolee li enseignant di représenté ci agent de l'État nekk na téeméeri junni. ñaari parti yi joxante nañu rendez-vous ci yeneeni bés
ngir toogaat waxtaan ngir utum jàmm ci école sénégalaise. Aminata Mbari Sow ñu wax ci leneen rawatina rek luy bàyyeeku ci secteur minier waa ITIE nag ci kër goo xam ne dañuy def kem kàttan ngir lépp leer ci gëttu askan wi amaloon nañ nag ab doxub nemeeku dem ca diwaanu Thiès xool kër yooyu ni ñuy liggéey ñu yëngu ci wàllu mine waxtaan ak ñoom ci lépp lu aju ci wàllu contenu local maanaam nees def ngir fexe ba képp ku am xarañte wala sax mënin wa di doomu Sénégal nga mën a gis sa bopp ci boobule fànn. moom nag ñi nga xam ne kër yooyu neen dañ def kem kàttan ngir lépp lu fa bàyyi ko tamit ñu mën ko saxoo Cheikh Anta Diop anoon ceeg say laatiri ñoo ñu teewal ci diwaan ba. ginnaaw ab tukki nemeeku ñu ngi ko doon amal nag ci usines yi nga xamante ñi ngi yëngu ci wàllu ay carrière ñi nga xamante ne dañuy génn gànjar ci suuf ci département bu Thiès jaare ko ci dëkk yi di Pout Kër Moussa ba Morolan ñi nga xamante ne ñoo bokk ci ITIE ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu kéew li nga xamante ne nemmeeku nañ ko gis nañ ne ñu ci bëri de ñu ngi topp nag di aar bu baax al suñu alam bi. liñ fi jot a gis ci wàllu sauvegarde de l'environnement muy alam bi niñ koy sàmmee entreprise bi gën cee góorgóorlu ni muy def déjà baax na mu gën cee góorgóorlu te tamit ñi xool nan lañ ko mën a lawalee ci biir Sénégal ngir yeneen entreprise yi. ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ITIE nag ñoom digal nañu sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci société yooyu de ñu bëral bu baax li ñuy duppee contenu local. bépp xeetu opportunité boo xam ne yëngu-yëngu yoo xam ne entreprise yi nekk ci gox bi GIE fi nekk muy jigéen ñi muy ndaw yi pour gën a ñoŋal seen i nekkin gën a ñoŋal li nga xam ne mooy xëyu ndaw yi gën a ñoŋal économie locale bi mooy ñu sóobu ci fourniture de biens et services. Ousmane Mbaye di njiit ci usine bii di yëngu ci wàllu ciment fii ci Pout gis ne lépp lu leen ITIE digal de daañu ko topp. moo tax ñu invité les différentes communautés ba pare expliquer leen nan la ñuy doxalee ak communautés yi mooy maanaam cadre de concertation boo xam te ne dañ ko teg ñu nag communes yeeg villages yi pour wax ne la mooy seen bëgg-bëgg loolu moo andi tey. waa ITIE ñëw seet suñu. waa ITIE ne nañ def seen kéemtalaay kattan fexe nag ba usines yooyu day mën a jàppale askan wi daañu amal sax ak kuréel goo xamante ne dinañ lëkkale ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci pegg usines yooyu ngir koppari ciy màccee de mu mën a àgg ci askan wi. Cheikh Anta Diop bu ñuy wax ci contenu local tamit faw ñu saytu ci li nga xamante ne moo aju ci wàllu tàggat xale yi ci loolee nag BP ñu ngi ciy def kem kàttan wala fas nañu yéene rek tàggat lu toll ci 20 fukki ndaw ak juróom. ñoom nag ci loo aju ci métier yi nga xam ne dafa laal mbiru pétrole ak gaz ñu ne nag buñ ci noppee rek dinañ mën a taxawu seen réew ba fii ak jamono yi nga xam ne dinañ tàmbali liggéey bi rek ñu mën ci taxawaay boo xam ne Sénégal dina ci gis boppam. Habib Faye ak Amadou Ba teewoon na ndaje bi ci xewoon. 20 fukk ak juróomi ndaw yoo xamante ne ay techniciens lañ bawoo fii ci réew mi ñoo fas yéene bokk ci programme national d'apprentissage bu BP tëral ci ñeenti at lañ ko fas yéene amal gannaaw ba nga xamante ne 20 fukk ak ñaar jël nañ leen ñu bokk ci institut national pétrole gaz fii ci Sénégal ñoom ñi le dinañ bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy exploité lii di pétrole bi fii ak ñeent fukki weer ak juróom-ñett. adresser un message à l'ensemble des jeunes pour nu gën tàggat seen bopp. gën ñame coono gi gën a dugg soobu ci métier yi jàng ko ndax fii bëri nu jàng électromécanique ba pare maa ngi koy wax barki démb. BP la mu bëgg rek moo di gën a dëgëral la nga xamante nit moo di jël na ko ci ay engagement waaye laataa loolu la ko gën di soxal bokk na ci politique contenu local gi. ñoom nu nangu ñëw jàppale nu ci pour xam-xam bi des ci réew bi liggéey yi des ci réew bi alal ji des ci réew bi loolu du leen ciy gërëm du nu bëgg lépp lu nu liggéey ci pétrole bee gaz bi rek genn wàll gi des ci réew bi. lépp mënu fi des ndax ñu ko fii ñëw di ko fi liggéey wax dëgg yàlla ay bitim réew nu jóge gis ngeen ko BP ak ñeneen ak ñeneen indi seen alal def ko ci war am lu nu war delloo seen réew. ñoom ñi nga xamante ne ay ndaw lañ bokk ci programme googee toll ci 20 fukk ak juróom xam nañ bu baax lan moo leen di xaar tax na itam ñuy woo seen yeneen naataangoo yi ngir rek ñu gën a mën a yëngatu ci métier pétrole beeg gaz gi. si ñeenti at yooyu mën naa ne ragaluñu lu ñuy xaar parce que préparé woon nañ bi ñuy inscrire xamoon nañ ni 4 ans moo ñuy xaar. xamoon nañu que dina métti suñu rek yu nar a ñëw incha allah bu yeboo ñu xam ni que liggéey bi da ngay gëm sa bopp xam sa bopp surtout te nga xam ni à chaque fois dañuy jàng 4 ans yi bu weesoo dañuy jàng xale yi bu ñu ñëwee dañuy jàng ñun ñëpp ñu ànd jàngandoo pour Sénégal mën a jëm kanam. ca ndorteel ba wees woon nañ 1,200 ci ay ndaw yoo xamante nit postulé wu nañ mujj gi 20 fukk ak juróom rek la ñu jël fii ci biir Sénégal yoo xamante ne des nañ leen tàggat ci li ñeel wàllum pétrole ak gaz ñoom ñi seen xam-xam gu njëkk des nañ koy amal ci ndoxuk Sénégal geeg ndoxuk Mauritanie gi Mauritanie moomee sax moom am na lim gu toll noone ci ay techniciens.
Habib Faye ñu wax ci wàllu dialogue national ak kàddu yi nga xamante ne kenn ku feeti ci parti démocratique sénégalais yëkkati na ko mu wel ni lu xaw warook ak ay ñoñam kooke di Ahmed Fall Bryan ne jàpp ne jamono ji dañu war a weesu mbilu politique te toog waxtaan ci lépp loo xam ne rek jàpp nañ ne mën na jëmale suñu réew kanam te fàtte parloo bi ñu teew lay kàddoom ci micro Seyni Diop. te may ñu proposer président de la République lan mooy yokku Sénégal dañu tay vraiment ci agissement politicien yi à tout moment rek lu taxaw ñu bëgg ko jël yóbbu ko jox ko orientation politique je refuse ça man en tant que membre du comité ñun li ñu tax a jóg mooy nan la ñuy gëstoo càmbar entreprise yi li leen tax a décoller nan la ñuy fexe ba secteur privé national am place am ci économie bi nan la ñuy fexe ba croissance bi ñuy wax 6% 7% sénégalais yi ku ci nekk nga yëg ko ñun loolu moo ñu tax a jóg donc man vraiment loolu laa ciy wax du ma ci sore mais en tout cas que les politiques ils ont fait leurs travaux pare nañ wala boog ñu ngi bëgg a pare nañ ñu bàyyi bañ joxe impression que dialogue bi politique rek ñu fa yóbbu on n'est pas là-bas pour de la politique syndicaliste yaa nga fa homme d'affaires yaa nga fa vraiment y a une expertise nationale avérée yu mën a ressortir ay recommandations yoo xam ni Sénégal mën na jëm kan. ñu desandi ci mbiru dialogue national boobee nag kii di Baye Agne bokk rek ci comité de pilotage bi moom dafa jàpp ne rek foofu ñu def kem kàttan ngir lépp lu aju ci wàllu koom ak itam ni ñuy jàppale askan wi ñu boole ko ci su ko defee rek li ñu ci mébét ñu mën ci am ndam ci loole nag dinañ fas yéene waxtaan tamit lu aju ci règlement intérieur maanaam ci li nga xam ne rek mooy règlement bi dëxëñ li nga xam ne noonu la dialogue boobee war a doxee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. ñoo ngi daje dans le cadre de ce dialogue bon defe naa mu ngi demee ni mu war a demee ñi si war a teew yëpp teew nañu waxtaan liggéey bi commencé nañ ko defe naa fii ak ñetti weer suñu paree liggéey bi bon ñu jox ko président loolu la dialogue bi di wax ñun si biir man wax ma waxi politique bi mais ñun si économie ak sociale la ñuy yëngatu bon su soobee yàlla ñun liñ ci war a def foog nañu aussi loolu lu am importance la si dëkk ndax moo yore koom-koom moo yore lépp loolu ñuy fexe nuñ ko gën a yokkee loolu am na importance te su soobee yàlla si loolu la ñuy jublu. maanaam ñu wax ci mbiru téléphone yi nees def ngir képp kuy doomu réew mi wala ku fi nekk boo yittewoo jokkoo rek nga mën ko amal ci anam yu mucc ayib ARTP nag amal na ci ab doxub nemeeku ci dëkk yi wala région yi mel ni Thiès Kédougou Tamba ak Matam liñ ci nemeeku rek mooy am na ci gox yoo xam ne rek téléphone bi des nañ ko gën a ñoŋal bu ko defee rek askan wi gën ci taxaw bu baax ñeneen nag dinañ def kem kattan ngir yokk investissement yi. su ko defee rek loolu ñu mën ko matal Maymuna Njaay teewoon na seen ndaje àndoon ceeg Mohamed Sow Dieng. Kédougou Tambacounda Matam ak Thiès di ñeenti région yoo xam ni fi mu toll nii am nañu jafe-jafe ci réseau opérateur téléphonique yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci njiital ARTP moom li mu wax rek mooy affaire bi jafe-jafe la ci wàllum investissement foofu lay sooxee bu baax. bi ñu demee ci gox yooyu bi ñu dellusee dañu woo tey suñu directeur général Poste Expresso Sonatel ak Free pour ñu jox leen li nga xam ne moom la ñu jot a jëlee foofu pour ñu wax ñu ñoom naka la ñuy def pour saafaral ko donc fii ak weer incha allah dinañu jox ay information un plan d'action pour wax ñu naka la ñuy def pour saafaral loolu. ngir ñu dooleel couverture bi nag laaj na opérateur yi daal ciy gën a farlu ñoom ñi nga xam ne jox nañ leen àpp ngir ñu indi seen i pexe. problème qualité bi am na daal loo xam ne ñun suñu responsabilité te foog naa ne opérateur yëpp ñu ngi koy assumer parce que loolu suñu licence la bokk te ñun ñëpp chaque jour dañuy mesurer qualité de service bu ñuy délivrer am na yoo xam ne c'est des facteurs externes suñu fibre optique yu ñuy dagg wala yooyu tamit suñu defee cadre de concertation bi xam naa daal dinañu am loo xam ne dinañu mun a wàññil agression yooyu ñu am suñu réseau ci leneen tamit mooy par exemple indi réseau bi ci ay gox yu xaw a reculer yooyu te loolu tamit malgré ñu ngay ni gis concurrence bu am te concurrence boobu lu war la ñuy waxtaan suñu biir pour xool na la ñuy boolee suñu doole pour yóbbu réseau bi ci Sénégalais
dig daje fileek weer nga xam ni ñëpp dinañu mën a toogaat ci bile saal wax ana lu tukkee ci liggéey bi ñu leen. Maïmouna Ndiaye ñu wax ci tàggat yaram ak éliminatoire CAN 2021 ñu ne nag ñaari ndaje yi war a dox diggante Sénégal ak Guinée-Bissau wala Guinée-Bissau Sénégal fas nañ ko yéene amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars jàpp fanweeri fan ak benn ci weer woowee nag ñu ne Sénégal jamono ji rek fas foo mu def kem kattan ngir li nga xam ne moo waral réaménagement boobu ñu saxoo ko moom. wax ci wàllu nawetaan dem ba ca diwaanu Bambali foofu nag seetlu bi mooy lu toll ci fanweeri dëkk ak ñaar jamono ji seen demalante demeetul noonu li ko waral nag nawetaan yi ak xiiroo ngaayo niñ ci nemmeeku ba tax na rek ñu amal ci ab jéego nu ne rek mouvement bi ñuy duppee Bambali commune Kambeng Kafo rek ñoo jóg sol seen dàll ngir fexe ba loolu ñu mën ko fa jëlee xam ne rek mbiru sport kese la Xaali Jàmme àndoon ceeg Bakary Konté. village yi bëri nekk fii ci commune bu Bambali ñoom nag juboo ñu lu ko waral football mouvement nawetaan moo ko waral ba tax na nag Bambali commune Kambeng Kafo daal di amal benn tournée pour daal di réconcilier 32 villages yi nekk fii ci gox bi. problème yi constat la et réalité la il faut ñu waxante dëgg il faut ñu juboo pour liggéey suñu réew mi. ça c'est obligatoire. gox bi nag bokk ci département bu Sédhiou Bujee lañ ko woowee fu mu nekk nii seen tool yi yu bëri si ñoom xorom si nangu na ko population yi nag di ko ñaawlu. ñu nekk ci faro yi ay jàmbaar la mënuñu fa dem faro yi non seulement xorom muy ci mais amuñu yeneen matériel pour béy lu rëy. ñi ne sax seen teen yi fu mu nekk nii xorom si jël na ko. teen yi sax am nañu problème. te lu weesul dara ay weer ñuy doon wax ci ay forage bu état bi commencé di gas fi ci biir forage yooyu am na yoo xam ne commencé nañ am ay xorom te loolu mënuñu ko comprendre parce que état bi mënul def ay financement bàyyi financement yooyu boo defee financement da ngaa war a accompagner financement yi. ci 32 villages yi nekk fii ci commune bu Bambali juróom kese moo daal di am courant. villages yi ñu ci am courant boo xoolee 32 villages ak 9 amoy ay 5 villages ñoo am courant ban Sénégal la ñu nekk bu ñu xoolee courant bi boutique la. loo jënd la ngay consommer courant bi bu ñu te seetee le 21e siècle ñu ne 21e siècle la ñu courant bi manqué na. Bambali Kambeng Kafo ñu ne nag dinañu wëyal seen xeex daal di multiplier seen initiative loolu nag pour seen gox mun a développer ci nu mu gën a gaaw. Bakary Konté yi ñu del si wax ci volleyball ak li nga xam ne rek mooy tournoi volleyball bi ñu fas yéene amal diggante ñaari dëkk yi di Sénégal ak Gambie mu yem ak ñaareelu édition bi ñu fas yéene amal rek fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe ba gën a dëgëral diggante bi dox ci ñaari réew yooyu ñu ne at yi di ñëw sax dinañ def kem kattan ngir gën ko yaatal bu ko defee rek yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi ci biir zone 2 ñu mën ci bokk. Cheikh Sadibou Diarra ci liggéey bi àndoon ceeg Mar Dieng. ànd gu rafet bi dox diggante Sénégal ak Gambie dinañ ko fësalaat week-end bii di ñëw ñaareelu édition tournoi volleyball bi dox diggante club ñaari réew yi dina am ca stade Marius Ndiaye. ren nag ñun ñoo ko aaye moo tax nag ñu itam ñu doon bëgg lépp lu ñu lebaloon ñu fay leen ko mettre leen dans de très bonnes conditions ñu dund vraiment lekk bu baax naan et que ñu foo ku gagné mais daal fraternité moo ci ëpp solo bokk ndey bokk baay. juróom-ñetti équipe lay doon ñeenti équipe bu Gambie ak ñeenti équipe bu jigéen Sénégal ñeenti équipe bu jigéen ak ñeenti équipe bu góor ñaari góor yu Gambie ñaari góor yu Sénégal ñaari jigéen yu Gambie ñaari jigéen yu Sénégal ñi nga xam ne ñu joué finale coupe du Sénégal ak ñi nga joué finale coupe Gambie waaw ñu ngi commencé le 17 janvier lañ koy commencé le 19 lañ koy jeexal au soir ci finale bi. waaw Koppar yi vraiment moom fi mu nekk mooy suñu problème bu majeur parce que Koppar yi fi mu nekk nii ñun ñu ngi doon xaar 20 millions wala 20 et quelques millions daal moo nekkoon budget bi yoo xam mën nañ ko organiser ñetti fan yi waaye ba fi ñu toll nii état Sénégal jàppale guñu gisaguñu benn jàppale bu jógee ci état Sénégal waaye nag am na ñu ñuy jàppale quand même. tournoi bii di ndorteel mbébét benn compétition ci zone 2 bi. di liggéeyandoo d'ailleurs ñu ngi xalaat sax def benn championnat boo xam benn rek lay doon entre Gambie ak Sénégal ñoo xam dañuy demalante dikkalante. waaw bëgg nañ ko yokk nag mu weesu Gambie ak Sénégal parce que moo tax sax ñu invité ren jii bi ñuy koy organiser président wu fédération yi nga xam ñoo nekk zone 2. et que président yooyu yëpp dinañ ñëw bu ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom bu ñu gisee ñu waxtaan ak ñoom pour fekk at wala ñaari at ñu mën ko def boo xam tournoi boo xam day ëmb dëkk yi nga xam ñoo nekk ci zone 2 bi yëpp ñu def ko daal vainqueur de coupe club yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ñu def ko ñu koy def nag par at bu nekk ñu def benn dëkk dem def ko fa. ci première édition bi ca Gambie
Sénégal ci jigéen ñi rek la amoon ndam fii nag doublé la bëgg def ngir réussir défi organisation bi ak participation bi. Cheikh Sadibou Diarra niñ ko waxee woon ci ponk yi soxna si wuyoo ci turu Kumba Ka te mu dëkk foofee ca diwaanu Kër Mbay Fall ñu tegoon ko loxo rek jamono ji nag kenn xamul fi mu nekk xamuñu tamit ñaan ñoo ko jàpp ak lan mooy seen sabab kooke am lu toll ci fanweeri at ak juróom-benn nag am ñeenti bant tamit jot na wax ak borom këram xamal que ne nag dañ ma teg loxo jamono ji na nga taxawu xale yi bu baax a baax du ñuy def dara rek lu dul déglu borom këram mu ñëwaat ci boobu la xew-xew. dafay dem hôpital su fa jógee dem caaro yi bu mu génnee nag barki démb si guddi gi mu woo ma jour bi mu génnee ne ma mi ngi si àll mais àll bu lëndëm mais xamul fan la ne ma ñaanal sama njaboot pour coupé boobu ba léegi nag déggaatoo ko parce que numéro bi doxatul. ban numéro la woote. benn numéro expresso la. moom du numéro am daal. non xamee wu ma ko numéro boobu. si yan heure la loolu. loolu ay 21h. mais da ngeen njort ne daal dañ ko jàpp wala ñu ne mel. waaw ne dañ ko téye dañ ko jàpp yóbbu. ñi ko téye amu si kenn ku si wax ba léegi. déedéet. ba léegi amaatoo nañ si ay nouvelles depuis boobu ba léegi. léegi nag ban gannaaw loolu ban taxawaay yéen ngeen ci am. dem fi ñu war a dem yëpp gendarmerie ak police déclaré ko. waaw ci loolu sax ñu ngi ñuy xamal ne rek ubbi nañ ci ab enquête ngir xam rek li nga xam ne mu bàyyi ko ci boobule mbir ñu yegg ci ponk bi mujjee rek muy ëttu xibaar yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf comité pilotage su dialogue national bi ki ko jiite di Famara Ibrahima Sagna moom la l'observateur xëy topp ay tànkam di gëstu ay mbiram ubbil yéenekaay bi li ñu xamoon ci Famara Ibrahima Sagna fàttali nañu ko wax nañ lu ñu xamul woon ci moom diplomate gi mu bëggoon a doon te yàlla tudd ko médiation gu réy gi mu defoon ci diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade réeroo gi amoon diggam ak Habib Thiam lépp la ñu l'observateur baaxee ci moom mi ñu dénk dialogue national bi di Famara Ibrahima Sagna ak ki ko dénk di Macky Sall ñoom ñaar ñoo bokk toogandoo ci xët mu njëkk enquête yéenekaay bi dañu wax na ñaareelu jéego bi jëm ci dialogue national bi comité pilotage bi teg na ko dem nemmeeku nañu ca ndajama ay combine yu sew ak ñàkk déggoo ci yenn yi waaye nemmeeku nañu fa déggoo gu yaatu ci ponk yu bari enquête dollil ñu ci ne parti politique yu ci mel ne PDS parti Pastef ak parti Rewmi ñoom dañoo gedd waxtaan yi Moundiaye Cissé bu ONC 3D bokkit ci société civile gi dañuy wax ci enquête dina kay ne dialogue national bi dafa far féewale opposition bi ci réew mi Birahim Seck bu forum civil ne ko ak loo ci mën di dégg daal mooy opposition bi bokk ci dialogue national bi nekkee wuñu fa dara lu dul lu nguur gi tulli ñu mbalax ko mu journal Source A seetlu ci ñaareelu réunion bu comité pilotage bi mbir ma ngi ko tuddee cas Elentine yéenekaay bi nañu moom ndaw si ma nga ca yëf ya waaye dafa mel ne ku leen fa xatal ne bi mu bëggee bokk ci comité de rédaction bi ci turu groupe des personnalités qualifiées dañ ko bañal ne ko du ci dal rocc ko ba mu set wecc dugal Mamadou Bamba Ndiaye journal bi nañu grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne moo ko mujjee jox palaasam Ousmane Sonko jiital parti Pastef La Tribune nee nañu li mu gis ci dialogue national bi moo di ay nit ñu dajaloo di séddoo seen gâteau Les Échos mel ne ku naan ko gâteau koy amu ci li koy firndeel moo di ña newoon ca ndaje ma am na ci ñoo xam ne am nañu ñaari problème benn mooy bu ñu toogee di dialogue national ba waxtu añ fekk leen fa ana lu ñuy añee ndax démb gis nañu ñu fa tëye ba 4 heures ci ngoon te joxuñu leen añ ba ñuy ñibbit amul kenn ci ñoom ku ñu remboursé transport am Les Échos nañu xëy na Famara Ibrahima Sagna mi jiite dialogue national bi moom soxlool ku koy jox añ baa ku koy jox paas ndax am na ko waaye nag doole yamul ne am na ci ñoo xam ne dañu koy taqale di ko déborder ñooñee bu ñu bëggee saa ñu leen woowee ñu wuy ji leen il faut que dañu leen di ñongalal seen boor ñoxar day yomba ñoqali diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall Walfadjri nee nañu ñagas-ñagas yi ci amaat ci Karim Wade la jóge Karim moo yàq dil wa moo naxasal déggoo gi déggoo amul ci diggante gouvernement bi ak G7 di kuréel gu ëmb ay syndicat yu jabootey jàngalekat Sud Quotidien moo bind xibaar bi wax ñu ne démb Mariama Sarr ministre fonction publique daje na ak waa G7 waaye dara tukkiwul ca ndaje ma moo waral ba jàngalekat yi ne li ñu ŋànk duñu ko yàbbi danañu defub débrayage àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier toftal ci grève total ci ëllëg sa di alxames boole ceekit ñoo ngi waajal ab doxub ñaxtu national moo ne commune bi ñu fi bëgg indi di ECHO ngir mu wuutu fi CFA Le Quotidien xëy na di ñu yeggee coow li ci am ubbil journal bi réew yi bokk ci CEDEAO te di ñu jëfandikoo CFA ñoo ne ànduñu ci xalaatub Alassane Dramane Ouattara gi la Sénégal nañu juróom-benn réew lañu Nigeria Libéria Ghana Guinée Gambie ak Sierra Leone Sénégal Guinée Bissau gi ñu war a football ci weeru mars mu jëm ci qualification Coupe d'Afrique 2021 record yéen kay mi ngi ñuy xamal ne entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé li mu bëgg moo di max boobee ñu yóbbu ko ba ci stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor footballee ko fa combat Modou Lo Ama Baldé kañ la ñu koy bëree Tigre de
Fass ba woon di Moustapha Gueye mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkk sunu lamb bu ne li fekk Luc Nicolaï mi tëgg combat boobee génnul ci kaso bi combat Modou Lo Ama Baldé du fi mës a am. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safoo bi di leen jaajëfal ci taxawaay bi di leen ñaanal tamit kenn du lu jàmm.